dibeer benn fan siw gàmmu atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës di jongante yi njiiti réew sa diwaanu Guinée doomi Guinée yi war a sëgg nag ngir daal di tabb seen njiiti réew fukkeelu yoon di élection yoo xam ne dina fa am tey jii ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre toll nañ ci fukki candidat ak ñaar kese gën a ràññeeku di Alpha Condé mi nga xam ne ñetteelu mandat lay wuti ak ki nga xam ne moo di mujj jëm nga xam ne moom la gën a toppanteel jamono ji di Cellou Dalein Diallo si njëlbeenu xibaar yi sax dinañu dem ba diwaanu Guinée fekk fa ki nga xamante ni bii moo ñu fa teewal ngir saytu ñu mbiri fa mu toll Alassane Samba Diop ngi noonee en direct depuis Guinée dinañu ànd ak moom si biir xibaar yi jamono jooje si réewum Sénégal moom jalt dëgg moo am jalt si wàllum napp gi ndaxte li nga xamante ni bii mooy kàddu union des pêcheurs artisanaux yi nga xam ne ñoo nekk fii si diwaanu Ndakaaru ñoom dañoo ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne moo di licence de pêche yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ak ñi nga xamante ni bii ñoo yor pêche mi si wàllum yu gën a xarañ dafa mel ne ñu ngi waabale géej gi waral tamit ñu daal di woo ki nga xam ne moo di jëwriñ ji yor wàllum napp gi waa Forum Civil di sàkku ay leeral ay tontu yi Alioune Ndoye dinañ ko toppandi si biir xibaar yi doon nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane si émission bi nga xam ne moom ñu duppee jeudi dimanche ñaari at bis ni ki tey fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre ak fukki fan ak ci atum 2018 ba atum ren 2020 ñaari at rajo di rajo bi nga xam ne moo nekk si groupe E-Media di doxal boobu ba léegi nag doxalu ñaari at waaye mel ne ni am na fukki at ndax ràññeeku goo xam ne ràññeeku na ko si biir Sénégal si wàllum tasum xibaar ak xibaar yu wér loolu mbokk yi lii moo si gën a fës yaatal gi nes gi fukkeelu yoon di jongante njiitu réew boo xam ne dinañ ko amal si diwaanu Guinée Conakry fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre bi ñu war a daal di sëgg nag ngir daal di tabb seen njiiti réew Alpha Condé mi fi nekkoon njiiti réew ñaari yoon atum 2010 ba léegi fukki at a ngi nii mu bëgg ñetteelu mandat waaye dina jano koo xamante ni bii te wujj la wu dëgër bopp lool si wàllum politique di Cellou Dalein Diallo ndaxte moom it sàkku na ñaari yoon ngir nekk njiitu réew ma te antuwul bii di ñetteelu yoon mel sax seen jano bu mujj lay doon ñoom ñaar ñooñi bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom nag moom Alpha Condé ginnaaw bi nga xamante ni bi woote na ba noppi nee na li muy sàkk moo di élection yi daal di jaar si yoon te jàmm daal fay am ñu teew lay kàddoom. C'est pas un problème d'impression. Mon souhait est que l'élection soit libre. xam nga daal li am solo mooy élection yi ñuy jaarale ko ci yoon lépp daal di leer ndax it nag ak lu mën di doon jàmm moo daal di jiitu ci lépp lu mu mën di doon waaye tamit doomi Guinée yëpp daal di benn nekk ci li nga xamante ni moom moo di ak kaaraange bu matal sëkk te nag loolee sax man dama ci am yaakaar bu baax a baax bu ñu fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo di observateurs yi bàyyi ko nañu fu nekk ci àdduna bi moo xam ci Europe wala tamit ci CEDEAO ñi ngi ci réew mi di saytu wàllu ko élection yi di seet ba xam jaar na yoon wala jaarul yoon te ñun am nañ ci ñoom yaakaar bu ko defee réewum Guinée nekk ci jàmm ak dal ak yokkute gu mat sëkk loolu daal man la am li may wax. Afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. jaajëfal Assane Top bi doon tekki kàddu yi si kàllaamay wolof toll nañ ci juróomi millions yi Guinéen yoo xam ne ñoo war a wote di tabbu seen njiiti réew waaye nag buñ ko falee moom njiiti réew mi doo defati juróomi at waaye juróom benni at la yoo xam ne benn yoon rek la war a waan mën a wuutuwaat boppam si yooyu le bopp élection sa diwaanu Guinée dafa mel ni élection yeen na muy doxee lépp mu ngi jaar ni yoon amagul benn jalt boo xam ne seetlu nañ ko ñu dem ba Guinée fekk fa ka nga xam ne moo ñu dem saytul mbire ne muy demee si di Guinée Alassane Samba Diop Alassane ñu mën a def ab xayma foofee naka la élection yi tëdd jamono ji. fii ci Conakry vote bi tàmbali na tey ci suba la nit ñi génn di woote li xamante ne moom mooy Alpha Condé président sortant bi ak Cellou Dalein Diallo Alpha Condé sànq cay boori 11h la woote bi mu wootee par nag moom dafa ñaan vote bi nekk si jàmm ak salaam maanaam ci paix dafa ne Guinée yëpp dañu génn woote ji mais li mu sàkku mooy nit ñi ku nekk génn woote jàmm ak salaam moo tax tey dimanche bi nga xamante ne fii ci Conakry ña ngi woote ñu bëri dañoo yaakaar ne fii ci Conakry maanaam coow dina am amagul pour le moment fii ci Conakry ndaxte nit ñëpp génn nañ di woote observateurs yi
ñoom ñëpp génn nañ tamit nekk ci xamante ne moom mooy élection bi mbedd Conakry yaa ngi bëri nit xale yaa ngi foo di reetaan tey nag juróomi million électeurs ñoo génn di war a woote noonu lañ bind fichier électoral bi fii ci Conakry nag xamante ne mooy centre ville bi maanaam daal vote bi mu ngi dërlu en paix militaires yi nag ñu ngi ci mbedd yi di surveiller xale yaa ngi génn di woote dimanche daal bi daf mel ni dimanche bi normal ñaa ngi gën a dox seeni soxla dugguñu boutique ubbi nañu ñaa ngi jaay ñu ngi xaar nag élection bi naka demee enjeu élection bi fii mooy taux de participation bi est-ce que nit ñi daañu génn bu bare woote parce que bureau de vote xaw naa yaraax bu ñu defee def tour yenn maanaam milliers yi ñu xool foofu bureau de vote yi tamit nit ñi génnewuñu lu bëri militaires yi génn nañ di woote waaye population bi daf mel ni génn guñu pour woote léegi dañuy xool si journée bi naka lay vote bi demee est-ce que nit ñi daañu génn daañu bëri ñu ngi koy xaar nag mu am fii ci Conakry maanaam li fi xaw daa leen dikkal du xaw comme mu mën a waxee juróomi million électeurs ñooy war a woote tabb diggante maanaam fukk ak ñaari candidat yi ñaar ñu si gën a fës mooy kii di Cellou Dalein Diallo te kii di Alpha Condé moo fi nekkoon président fukki at Cellou Dalein Diallo lii mooy ñetteelu yoon muy wut nguur gi fii ci Conakry pour nekk président de la République léegi nag moom Cellou ci kanamee tuuti ay boor yi maanaam ci digg bëccëg bi day woote moom Cellou Dalein Diallo. Alassane Samba Diop en direct ci Guinée Conakry ñu des ci élection yooyu di palug njiitu réew mi ci diwaanu Guinée waaye wutali diwaanu Gambie foofee nag dafa mel ni doomi Guinée ya fay nekk ñu ngay wote bu mucc ayib am déet ñu fekk fa ka nga xam ne moo ñu teewal ci diwaanu Gambie Amadou Bari nu mbiree tëdde foofee. ñoo ngi fii di Kanifing ci lycée sénégalais de Banjul nekk nag centre de vote bu gën a am solo fii ci Gambie fii nag la Guinée yi ëpp di woote. comme ni ngeen ko gisee alignement bi rang yu gudd yi depuis suba gi Guinée yaa ngi nii di woote fii nag mooy centre de vote bu gën a am solo nuñ ko waxee fii lu mat 13000 guinéennes maanaam fukk ak ñetti junni nit fii la ñuy woote mu nekk nag ak loo xam ne daa nekk bureau de vote yi boo ko xayma ak votant yi doyul moo waral rang yi ngeen di gis nii mu mel ni nag lu indi gàllankoor ndaxte gis nañ fii tey ci suba ñoo xam ne fii lañ fanaan bay waxtu bu may wax ak yéen ni mënuñoo woote gum li ko waral nag moo di bureau de vote yi ñoo doyul fii daa nekk juróom-ñeent bureau de vote ñoo fi nekk si li nga xam ne près de 10 000 personnes fukki junni nit ngeen boo ko xaymaa daal nga gis ne bureau de vote bu nekk daa nekk 600 ba 700 personnes mooy moyenne bi mu nekk lu bari tax na ñu organiser bureau de vote bu nekk ñu def ñetti alignement ñu def benn alignement pour mag ñi ñu def beneen pour ndaw ñi beneen ñi pour jigéen ñi waaye terewul ak naaj bu tàng ji gis ngeen ne nit ñi bari nañu macha allah ñëw nañ voté si bu baax a baax waaye problème bi moo di bureau de vote yi ñoo doyul waaye bu weesoo loolu daa nekk lépp mu ngi jaar si yoon depuis suba gi jot nañ waxtaan ak bureau de président bureau de vote yi ak électeurs yi ak itam ñu représenté CENI bi waaye daal lépp mu ngi jaar si yoon macha allah dara mënuñoo nemmeeku fi benn incident mu nekk nag loo xam ne dina wëy élection vote yi dina wëy tey ji ba 18h waaye président bureau de vote yi ñoo ngi xam le ne ak mbooloo bu fi ñëw mbooloo bu takku bu fi ñëw ragal nañ ñu dem ba weesu 18h nga xam ne si lañ waroon tëj bureau de vote yi. Amadou Bari jaajëf si diwaanu Gambie loolee wuuteeg li xew réewum Sénégal amul benn bureau de vote boo xam ne am na fi doomi Guinée yi nekk fii si réewum Sénégal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax ñoom ñenn ñu bëggoon nañoo mën a woote ba tabb ki nga xam ne moo leen doy ba mu jiite seen réew mi waaye dañ cee joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew ma fa nekk jamono ji Alpha Condé jàpp nañu ne moo indil jalt si moom la wàll ba ñoom mënuñoo woote fii si réewum Sénégal ñaawlu googee la ñu dénk Aminata Ba. ci ab naqar dëgg la guinéen yi nekk fii ci Sénégal di àddu jëmale ko ci seen falub njiitu réew bi ñu fas yéenee amal niki dimanche bi mu nekk élection boo xamante ne ñoom duñ ca mën a bokk. sentiment bu ñu am sentiment d'insatisfaction la quoi xawma lu tax ñu bañ a bàyyi guinéen yi fi nekk voté. parce que seen droit la voter dafa bokk ci ñi nga xamante ne dafa prescrire ci seen loi Guinée fépp fu mu nekk
mu am fa ambassade war na voter. Vraiment dañ koy naqarlu parce que ñun 2010 depuis indépendant ba tey mën nañu wax ne élection bu mus a am muy présidentielle muy législative mooy élection locale dañ daan participer cette fois-ci nag dañoo beddi ñu ne ñun bokkuñu ak yeneen réew yoo xam ne nee nañ bokkuñu cette fois-ci nag dafa décider ne kon ko ñun à chaque fois élection yi ñu dem dañ ko ciy battre moom ñun dootuñu bokkati vraiment buñ sañoon nag ñu mënoon bokk parce que en tant que citoyen moom sa réew buy am lu toll nii tànnum njiitu réew ñu waroon la caa mën a boole. ñoom nag fas yéene wu ñu bàyyi ni wax ji ndax dinañ porter ab plainte jëmale ko ñu yore wàllu organisation élection guinéenne. ñu ngi revendiquer suñuy droit mais xam naa gars yi fi nekk Guinée yi fi nekk ñu ngi constitué wu porter plainte cour constitutionnelle bi parce que moom mooy garant loi yi ci République de Guinée. après élection yi rek ñu ngi constitué wu. wuute lool xalaat ak responsable ressortissant guinéen yi nekk fii ci Sénégal. ñu ngi sant yàlla bu baax nga xamante ne bon lu yàlla dogal lépp baax na quoi ñun daal ñu voté fii wala ñu bañ a voté ñu ñaan yàlla rek élection yi jàll ci jàmm ku gagné morom bi félicité ko mu jàll ci jàmm ak salaam amuñu problème boobu parce que dans toute façon ku gagné daal c'est la Guinée qui gagne. ay waxtu rek desandi guinéens yi jubali ci urne yi ngir daal di fal seen njiitu réew mu nekk élection boo xamante ni bari na lool coow bi seen président sortant bi di Alpha Condé xamle candidature am ngir am ñetteelu mandat. Aminata Ba demoon nemmeeku ci doomi Guinée yooyu laataa ñuy sëgg si élection yi waaye élection jamono ji door nañu ab liggéey benn fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre atum 2018 iRadio bis ni ki tey di ñaari at yoo xam ne ñu ngi koy nekk si presse bu réewum Sénégal di si def liggéey bu mucc ayib wàllum tasum xibaar loole nag di ak ndokkale goo xam ne réewum Sénégal gi yëpp ñu ngi leen koy ndokkale waa ITV sama kàddu di leen ndokkale groupe bi yëpp sax di leen ko ndokkale ndaxte ñoom ñooy rajo bu groupe E-Média ñaari at yoo xamante ni bii bërëbu tasukaayu xibaar bi di iRadio am nañ ko si réewum Sénégal si liggéey bu mucc ayib boo xam ne xibaar yu wér te wóor la ñuy amal ñi nga xam ne ñoo di askan wi leen di bàyyi xel waaye tamit ànd ak loo xamante ni bii moom mënta ñàkk si wàllum diglum rajo info ak détente comme niñ koy waxee réewum Sénégal jamono ji nag si wàllum napp jalt da see am ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum napp gi nga xam ne ñoom ñoo yor ay gaal ak ay fiile di ay mbaal ngir mën a daal di napp jën dañuy ñaawlu ñu ne doxalinu jëwriñ yi nga xam ne moo yor wàllum napp gi si réewum Sénégal dafa mel ni ñi mu gën a may gët moo di ñi nga xam ne ñoo yor bateau yu mag yi te it dafa mel ni licence yi nga xam ne moom la joxe sax jëmi biti réew noonu mu ko joxe baaxul ndaxte ñiy ñëw dañuy waabale li nga xam ne moo di géej gi waral ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si diwaanu Yoff di sàkku ak yamale wala bon ñu sàkku loo xamante ni biit moo gën a mën a muccal ayib ñoom la ñuy yëngu am ndaje lu ñu am woon fekke woon nañu ko Alassane Niang ak Seydina Mbaye. UNAPAS di kuréel bu ëmb képp ku yëngu ci wàllum napp fii ci Sénégal ñoom nag tey dina xor li nga xam ne moom la jëwriñ gu ñu dénk wàllum napp fii ci Sénégal di joxe li nga xam ne moo di licence de pêche yi. am njaaxare moo ñu fi tax a daje muy suñu géej gi nga xam ne moom lañ am muy wàllu nappa gi mu toll ci jafe-jafe yu metti yoo xam ne moom la ñuy dund. mbokk mbootaay boobu di Union nationale des pêcheurs artisanaux fii ci Sénégal di ñaawlu li nga xam ne tam mooy taxawaayu nguur gi ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum pêche artisanale fii ci réew mi. ñu jàppale nag lañ bëgg jàppale gi yëpp weesuwul lu dul pêche industrielle bi nga xam ne mu ngi ci Sénégal muy licence de pêche yi nga xam ne ñu ngi koy signé accord de pêche yi diggante Union européenne ak Sénégal loolu daal lañ bëgg état bi mu xoolaat ka bateau yi nga xam ne moo am Sénégal yëpp ndax boobu ba léegi ñu ngi koy wax pour que mu xoolal ñu defal ñu audit bañ xam ñaata bateau mu génne ñu liste bi ñu xam ñaata bateau moo am Sénégal. boobu la situation bokk ci li nga xam ni moo tax xale yi doon yëngu ci wàllu napp fii ci Sénégal daw dugg ci ay gaal ngir wutali tugal. léegi nii géej gi ñàkkee jën moo waral sax nga gis immigration clandestine parce que tellement que napp gi dafa metti li nga daan daj plus am ngay daj li nga daan fere plus am ngay fere mais boo demee boo ñëwee zéro. île Tenerife île Canaries li fa teer si ay nit toll na si ay 1600 personnes te xam nañ ne 1200 personnes yëpp ay sénégalais lañ ay acteurs de la pêche lañ. ñoom itam di ñaawlu li nga xam ne moo di surexploitation wu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu pêche industrielle. depuis ba tey ñu génn il y a un mois yoo xam ne dañu war a toog ñoom pêche industrielle bi ñu war a toog pour repos biologique ñoom biñ toogee ba léegi si lañ seetlu ne secteur
pêche artisanale bi ñu ngi commencé di am astuut ndax boobu fekk na bateau yi génne nañ si géej gi kon ñëpp xam nañ ne conséquence su géeju Sénégal ñëpp xam nañ ne pêche industrielle bi la. nekk na ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci kuréel boobu di union nationale des pêcheurs artisanaux fii ci Sénégal métti na lool rawatina ci jamono mbas mi ñoom sax ñi woot nguur gi ngir mu ñu wàllu leen rawatina ñi nga xam ne moo di président Macky Sall ngir mu andi ay soppeeku ci wàllu napp gi ginnaaw bi nga xam ne boobu le secteur bokk na ci li nga xam ni mooy yokk koom-koomu réew mi. Alassane Niang sàkkuteef googee it la waa forum civil am ñoom li ñu bëgg moo di ay leeral am si doxalin wala bon li nga xam ne noonu la ñu joxe licence yi ak ñi nga xamante ni biir ñoo dugg fii si réewum Sénégal ngir napp Birahim Seck mi nga xam ne mooy coordonné googule kuréel li mu jàpp moo di ay lënt-lënt dafa bëri lool si li nga xamante ni bii moo di ñi ñëw fii si réewum Sénégal du doy sàkku si ki nga xam ne moo di kilifa gi mu wax ñaata bato ñoo ñëw fii si réewum Sénégal ngir napp ndax duñu waabale li nga xam ne moo di géej ga ñu teew lay kàddoom si micro mu tagaakan ñu wane ne également lu toll ci 1000 Sénégalais par mois ñooy jóge Sénégal di dem également Espagne wala boog dem Europe ñu wane également ne la plupart ñi nga xam ñi ëpp ci nga xam ne ñoo def immigration clandestine ay mool nañu waaw moo tax Sénégal war taxaw def jàngat pourquoi ñi nga xam ne dañu amoon seen liggéey nekk ndaw am famille ñenn ñi am soxna nekk seen diggu ndaw am seen doole di xalaat ñooñu tey gedd seen dëkk pour uti alal fi nga xam ne yaakaar nañ ko fa est-ce que état bi taxaw na ci ni mu war a taxawee pour que ñoom ñu am fi nga xam ne mën nañ sukkandiku pour mën a def seen liggéey jàpp nañ ne déedéet pourquoi déedéet parce que transparence dafa nekk loo xam ne wala boog leeral dafa nekk loo xam ne lu tumranke la ci wàllu secteur de la pêche. ginnaaw loolee yëpp nag nga xam ne woon nañ ko si moom jëwriñ ji nga xam ne ma wàllum napp geek comme mi tukkee si biir géej gi Alioune Ndoye indi na ci ay tontu si kanamu Mamadou Ibra Kane si émission bi ñu duppee Jour du Dimanche foofee nag mu ngay addu si li nga xam ne moom la ñu wax ni dafay joxe ay licence de pêche ay ñu jógee réewum Chine nee na mbir yi demewut noonee waaye tamit lu jëm si mën a siiwal bateau yi nga xam ne ñoo nekk fii si réewum Sénégal mu ne am na neen nu muy doxe ay leer lam ñu teewlu ko si jukki bi nga xam ne def na ko Youssouf Konté. mbirum fu yuwaan yu di tuuru juróom-ñaari bateau yi nga xam ne dañuy bàyyi ko ci réewu Chine jur fi coow lu rëy ci wàllum napp gi GAIPES ak Greenpeace di ci joxoñ baaram tuuma jëwriñ ji ñu dënk wàllum napp gi jàpp nañ ni moom la Aliou Ndoye dafa joxe ay licence de pêche ay nappkat bitim réew jëwriñ ji ñu dënk wàllu woowle nag mu ngay weddi tuuma yooyu le sur ces navires là et ça appartient généralement à ceux qui sont en train de hurler. xam nga coow li bari na ci wàllum gaal yi moo ne day ñi coow yëpp bokk seetee ay borom gaal lañu ndax it nag bu ñu xayma gaal yi téeméer boo jël tegal benn ñoom ñëpp kon fii la ñu cosaanoo borom gaal yooyu te coow li jaru ko fii bu fekkente ne am na ci loo xamante ni leeru rek benn nañu yóbbu ci yoon. Dans l'économie du Sénégal où il y a plus de gestion participative inclusive que la pêche que je connais. moom la Aliou Ndoye jàpp na ni dañ koo bëgg a sosal ndax seeni ay intérêt personnel mbootaay yooyu la sax di laaj Aliou Ndoye bu fësal liste bi nga xam ne ci la bateau nappkat bitim réew yi ne jëwriñ bi nag di xam ne ni ki naam le dinañ ko def waaye ñoom ak réew yu nekk ci dendum Afrique bi ñoo koy defandoo. Vous savez, nous sommes un État, on a des stratégies, on a des réalités et nous avons des coopérations. Aujourd'hui, amaloon nañu genn ko ndaje lépp rek ngir waxtaanee wàllug napp gi ak li nga xamante ni moom lañ ko bokkee ci denduk Afrique bi amal ci la nga xamante ni moom moo di ay xaatim loolee nag daa laaj ñu daal di sàmmonteeg moom bu baax a baax kon loolu ñun ñëpp nañ bokk di ci def ak dindi. en fonction des courants et cetera, ça c'est des réalités qui sont là. Donc nous voulons inscrire notre politique dans cette coopération là. Aliou Ndoye di xam ne ni ki amul benn accord de pêche bu dox ci diggante réewu Sénégal ak réewu Chine accord yi ñu jot a xaatim nag diggante Union européenne la ak yenn réew yu nekk ci dendum Afrique bi. ci wàllum politique moom Aliou Ndoye nga xam ne responsable la si parti socialiste àdduna si kàddu yi nga xamante ni bii député bu APR bi di Alioune Dembourou Sow yëkkati woon na ko nee na ñi nga xam ne ñoo nekk si assemblée nationale dañoo war a àddu si moom lay mbir ba nu li mel dootul amati ndax dafa mel ni ay boddee compte si wàllum xeet lay jur moom Aliou Ndoye nag nee na bëgg naa nekkaat bëgg a amaat ñetteelu mandat si maire bu Dakar Plateau bi nga xam ne moom la jiite ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mamadou Ibra Kane. Nous sommes un pays, on parle souvent d'un peuple une fois, nous sommes un peuple, nous sommes un et indivisible.
gis nga sax wax ju ni mel nañ ko teg fa ñu ko jële woon parce que nag jaru ko waruñoo seet loo xamante ni le moo taal yeneen réew ñi di ko andi ci suñu réew lu soxal mairie bu plateau nag man xam nga manqué sama ñaareelu mandat ma laajaat beneen ñetteelu mandat nag loolu mi ngi aju rek ci askan wi bu ñu ko bëggee te nag danaa ci laaj ci seen xalaat ba noppi wax ñetteelu mandat pa njiitu réew mi nag man dama dul koo xamante ni dama yëngatu ci wàllu ko yoon. Le président Sall a-t-il droit à un troisième mandat de votre point de vue? Je ne suis pas juriste, je n'y répondrai pas pour l'instant. Je fais comme lui, c'est pas un débat du moment. jafam xayma si tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw test yi nga xam ne def nañu ko mu toll si junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñaar fukk ak juróom benn ñoo si am yes mbasum coronavirus fukk ak juróom benn si ñoom xamuñu ñi leen ko wàlle li ñuy duppee cas communautaire juróom-ñaar ñoo xam ne dañoo amlante woon nag ko am jàngoro ji mu wàll leen ko ak ñett ñoo xam ne ñu ngi ko jële bi ci réew jaare si aéroport international Blaise Diagne juróom fukk ak juróom-ñett jarak maanaam ñoo xam ne wér nañ ci jàngoro ji kon juróom benn ñoo si nekk si loxoy fajkat yi di loo xamante ni bi ñu ngi si jafe-jafe dëgg kon bis ni que tey réewum Sénégal bi fi mbas mi duggeeg léegi toll nañ ci fukk ak juróomi junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo xamante ni bi am nañ dañu ak doomu jàngoro bi toll si fukk ak ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ñoo si wér ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñoo si génn àdduna kon jamono ji lu toll si junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñoo si nekk si loxoy fajkat yi. bis ni ki tey di bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleel gone yu jigéen yi nekk bëccëg boo xam ne fursa la si ñi nga xam ne it ñoo ko doon taxawu ngir ñu wax si li nga xamante ni bi moom la gone yu jigéen yi di jafe-jafe yoo xam ne bokk na si dañuy dund di sàkk guñ leen di sàkk wala bon teel gi ñu leen di teel a maye loole nag nekk waxtaan woo xam ne ñu ci doon soññi waajur yi ngir ñu gën see mën a bàyyi xel moom di Lamine Fati. xale yu jigéen yu ndaw yi jël kàddu ngir wax ci bés bi nga xam ne ñoom lañ leen jagleel nam sax su bés boobu weesoo ay fan tax na ba ki nga xam ne moo yore mbirum aar xale yi le ak seeni àq ak yelleef di dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne jigéen yu ndaw yooyu la am nañ ko rawatina di leen woo ñu boole képp ku leen def jëf ju bon. xale yi war nañ mën a yëkkati seen baat ci lépp lu leen dal ak fañ ko war a mën a waxee parce que waruñu wax ne ñi ñoo war a yëkkati ñoo war ñoo yëkkati ku ci ne war nga yëkkati sa baat pour que sa ëllëg mën a baax mën a rafet. xale yi war na mën a boole parce que su boolewul ak mbir bi du takk parce que violence bi ñuy def sa kaw nga toog di seetaan day continuer si yow te dañ koy def sa moroom donc pour loolu dakk nag ñi nga xam ne ñoom ñooy def yëfu caay-caay yooyu dañu war a te xale yi dañu war a boole pour loolu ñu mën a arrêter ñu mën ko taxaw pour mën a sàmm xale yi. naam sax kuréel yi nga xam ne ñooy xeex ngir àq ak yelleefu xale yi ak bépp méttital bu ñu leen di def waaye ba tey jile li nu mel jógewu fi ci xalaatu Ndeye Marie Diop. la plupart xale jigéen jafe-jafe yu ñu am ci viol yi la te la plupart viol yi inceste la parce que da ngay gis nga nekk ak benn tonton wala benn papa ci kër il n'est pas responsable mu sàkku la après de naan problème de famille la on laisse passer et ça c'est pas juste la plupart Sénégal valoriser wul jigéen parce que góor fu mu war a toogee ci bureau jigéen war naa mën a toog ci bureau. équité de genre Sénégal dañ ko respecté wu c'est pour cela problème yi yëpp di xew. méttital yu ñuy def jigéen yu ndaw yi le loolu tax na ba ñuy woo waajur yi ñu gën a mën a xool seeni doom ak seeni nekkin. kon suñu cri du cœur ñun maman yi mooy nañu bàyyi xale yi ñu jàng parents yi nañu suivre seeni njaboot bàyyi leen xel jege seeni doom tey waxtaan ak ñoom rawatina yaay yi nañu waxtaan ak seen doom yaay day jege doomam di waxtaan ak moom di ko conseiller ci àdduna di ko delloosi ci ay valeur am di ko wax moom mooy kan. wan que lii mooy say droit lii mooy say àq lii mooy say yelle waaye yow it lii mooy say devoir sa àdduna loolu lépp bu ñu ko dee def rek dolli jege suñuy njaboot tey waxtaan ak ñoom di leen teg ci yoon waaye di leen jàppale ci seen i njàngit lu am solo la. at gile li ñu gën a waxtaanee ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel xale jigéen yu ndaw yi le doon ñu jox leen kàddu ngir ñu mën a boole képp koo xam ne moo leen métital te di woo waajur yi ñu mën a gën a bàyyi xel seeni doom. Mamadou Lamine Fati nekkoon bis boo xam ne amaloon nañ ko layeele ko bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleel gone jigéen yi nga xam ne màggaloon nañ ko fukki fan ak benn si weeru octobre bee ñu génn jaajëfal ko Mamadou Lamine Fati jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi jaajëfal technique bi nga xam ne ñoo jàpp si xibaar yi ba mu yemb ak Moustapha Gabar Diop si réalisation bi maanaam si coordination xibaar yi jaajëfal leen yeneen jotaay xibaar 18h45 lay doon si kàllaamay Wolof man si jox dig daje
19h45 ak Ousmane Monique Sagna si biir la Total bi yoon ngeen si ànd ak Khalifa Diakhaté ñu yendoog jàmm.